amis téléspectateurs, ravi de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 17 janvier 2018 tey nag ci bés bi ñu daal di yeewoo ak 2019 merci beaucoup je dis tout le temps 2018 pourquoi d'après vous pourquoi. 2018 moo neexoon waaw 2018 dafa neexoon mais 2019 bi ma ci duggee début bi moom neexoon na lool ci man mais dama dem ba ci xam nga rek jafe-jafe yi commencé dugg mais quand même maa ngi ciy kontaan loolu di ci dugg donc di wax rek sommaire bi ndaxte nañ am actualité pasan dina ñëw ci li nga xamante ne moom moo marqué bés bi tey ci information yi santé bien-être ak Aïssatou Diallo moom dina ñëw ci thème bi nga xamante ne moom moo concerne l'eau maanaam ndox c'est bien fait li nga xamante ne moom lay def ci organisme bi duñ ci jógee nag Kader ak li nga xamante ne moom mooy invité dinañ ñëw ci moom on a aussi des invités yi nga xamante ne ay invités de marque lañ tamit ndax temps yëpp ñu ngi wax ci ñoom te muy le groupe Kër gi Thiat ak Kilifa dina ñëw ci kanam tuuti dinañ dugg tamit ci wàllu tabala nañ ci dugg ndaxte xam ngeen ko nouvelle bi nga xamante ne daan nañ koy apprendre tey ci suba mu nekk lu métti lu tiis. je pense que tabala yooyu dañ koy suspendre. oui par rapport à la mémoire de sunu pape bi fi jógee. oui ci la bokk c'est toujours parce que tamit waa Ndiassane ku ne xam na ne dañoo bëgg wàllu tabala tamit loolu tamit mu ngi ci cadre yi ci seen way la bokk donc on verra de toute façon waaye maa ngi lay nuyu Pa Assane Seck. bismillahi rahmaani rahim. baal ma si dog bi ma la dog. non ci la bokk. baal ma si bu baax a baax waa régie bi nañ ma ci baal tamit. di nuyu ñuy seetaan ñëpp di nuyu équipe bi di wax dañoo xëy actis. waay. Bachir Kounta sunu papa la. billaay. sunu kilifa la. ku nu ràññee la fële en tant qu'homme de presse ci RTS. bi ñuy doon xale wax dëgg yàlla daan nañ ko fa gis. macha allah mu nekk mag bu am gëdd bu am personnalité. bu am yitte. bu mën a kaf ak jaboot. donc ñu koy jaale Sénégal yëpp. di ko jaale sunu waa kër maam Bu Kunta. waa Ndiassane. di ko jaale umma islamique bi yëpp. ak xeetu tarixa yi nekk Sénégal yëpp. di wax yàlla na yàlla boole ko ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ci aljana yi gën a kawe. sunu papa boobu nga xam ne ñu ngi ñuy wax ne 1937. la agsi fii le 1er mars. donc jóge fii tey ci suba fële sa hôpital militaire bu Ouakam oui. yàlla na ko yàlla xaare àjjana. amiin waay amiin Aïssatou comment tu vas. Aïssatou nuyu naa la nuyu ñi ma bokkal plateau bi Kader Pa Assane di la nuyu yow tamit di nuyu mbokku téléspectateurs yi waaye rek comme ni ko Pa Assane waxee tiis bu metti bu dal suñu kaw si suba di ñaanal suñu pape Cheikh Bou Kounta yàlla yi Bachir Kounta autant pour moi yàlla yërëm ko te xaare ko àjjana yi gën a kawe te teg loxo ci njaboot gu mu fi bàyyi. amiin Kader noo def tey. sant yàlla bu baax Aïssatou di la nuyu. di amaat mbégte rek dellu si waat dajawaat ak équipe bi di nuyu Pa Assane waaye tamit madame Fall. di jaale tamit Sénégal gépp li nga xam ne si moom la ñu yàlla boole. muy sunu baay bi fi jógee Bachir Kounta nga xam ne si ni miin nañ ko trop ci li nga xam ne moo di RTS laata sax ñuy gimmi ba di ko xam ci li nga xam ne moom moo di porte parole famille Kounta bi yëpp ñu leen koy jàll di ko jàll njabootu diine yëpp. di ko ñaanal njabootu diine yëpp moom suñu papa jooju di Bachir Kounta daal di génn àdduna gannaaw ba muy def li ñuy wax benn intervention chirurgicale loolu la ñu waxandi donc mu daal di génn àdduna fële ca hôpital bu Ouakam nekkoon koo xamante ne ku ñëpp ràññee la man souvenir bi may am ci moom on était petite encore ado ndaxte bi li nga xamante ne moom mooy bateau Joola bi muy daal di bi ñu koy annoncé donc man souvenir boobu dafa resté ci man il fallait quelqu'un boo xamante ne non seulement il savait parler mais aussi na mu koy waxee aussi dafay daal di am solo bi ma koy seetaan moom moo joxee nouvelle bi na ma ko joxee tamit da xawoon na dalal nit ñi seen xel un doyen parce que mooy doyen bu ñu wax journaliste yi moom mooy doyen journaliste yi waaye il était journaliste yamu ca chef homme religieux porte-parole chef religieux nekk tamit porte-parole bu famille Khadija bu foofee ca Ndiassane donc tey jii ni buñ ko daal di ñàkkee dañuy wax ne waa Ndiassane certes ñàkk nañ bu baax a baax mais ñun ñëpp ñoo ñàkk corporation bi nga xamante ne moom la ñu bokk muy milieu média bi milieu presse bi ñoom ñoo ñàkk waaye kilifa diine yëpp ñàkk Sénégal ngaay ñëpp ñàkk ñu ngi koy jaale bu baax a baax famille yam di ko jaale bu baax a baax famille yi Pa Assane Seck xëy na ma bàyyi la tuuti nga wax rek lan moo la gënoon marqué ci ki nga xamante ne moom mooy Bachir Kounta. xanaa sa prestance ak son éloquence
brillant intellectuel, assez cultivé, bu xam bu am culture occidentale, européenne, am culture bi nga xamante ni mooy culture arabophone. nekk koo xamante ni jàng na alxuraan maîtriser na ko, bokk ci famille religieuse. loolu lu nu marqué la. beneen bi mooy dañoo yaroo ak moom li Kade doon wax sànq, journal télévisé en wolof. ñu am culture bi di ko suivre ak moom. comme les grands journalistes yi fa nekkoon. mu nekk koo xamante ni dafa amoon attitude régulatrice. donc même sa façon de véhiculer l'info dina def ba nga xamante ni di nga ko accepter quelle que soit situation bu mu tombel. donc amoon na loolu mooy aspect professionnel bi, aspect pédagogique bi en tant que religieux aussi amoon na ko. mu nekk koo xamante ni màgg nañu xam nañ ko nii mais xamuñu ko bu baax. il est parti avec son mystère. parce que nitu diine yi souvent dañuy am lu ñuy àndal loo xamante ni dañ koy nëbb léeg-léeg. dañ koy nëbb nag façon bu ne. donc ku xalaat moom bi mu toogee di jaale kii di Ahmed Khalifa Niass. ci sunu pape boobu di Sidy Lamine Niass. xëy na kenn njortul woon wala moom sax xalaatul woon ne. du yàgg dara dina fekk yi moo ci topp. donc yàlla nag moo ni defee. mag bu baax dem na. nañ ñaan yàlla may ñu possibilité. ñu roy ko topp ko si lu baax li mu doon def. di wax yàlla kàttanal jabootam. di jaale waa RTS. la grande maison. bi nga xamante ni tey ñoom am nañu dëj bu mag. dëj boo xamante ni bu mag la parce que ki fa jógee dafa bokk ci ñi fa gën a cher. yoo xamante ni daanaka kër gi sax bu amee jafe-jafe. moom bokk na si ñi nga xamante ni ñoo koy wàcce. wàcce tension bi dalal nit ñi. ne leen àdduna nii la tëddee et cetera et cetera. yal na yàlla fekk ay jëfam. te wàcce yërmande si jabootam. barkeel lépp lu mu doon def. amiin yërëm ko ci. Amin. Kader, moi j'ai été très émue quand j'ai entendu ay témoignages yi nga xamante ne ña mu bokkandooloon di liggéey daan nañ koy def ci moom mais ña nga xamante ne tamit depuis xëy na ci seen i door moom am na lu mu joué ci seen i carrière ku ci mel ni le doyen Lay Diaw maa ngi koy déglu sànq il était ému. Golbert Diagne il a pleuré ndeysaan il a beaucoup pleuré. suñu papa Hadj Mansour Mbaye aussi moom aussi. mu nekk témoignage yu rafet muy wax rek ne def lu baax daal moo am solo Kader. waaw def lu baax moom moo am solo li ñuy wax rek mooy li ñuy dellu si waat ndax dëj moom dëj la. dëgg la dëj dañuy wax ni bi gën a bees rek moo métti. waaye yëpp a yem. dëgg la métti na nag. dañuy wéy di ko méttitlu comme ñëpp comme doomu aadama yëpp. waaye dañuy delloo suñu xel ci yàlla. dëgg la xam ni mooy joxe bakkan mooy su jox soxlaru te jamono ju mu ko soxlaa lu koy jël. léegi paase na ngi wax naan. bi muy jaale ji xalaatu ni woon xëy na bu ñu amaatee dëj public moom lay doon loolu itamit dañ ciy bàyyi xel ñi ngi fii tey yàllaa xam ëllëg kan lay doon kon na jëfi rafet ndax nekk ci métier bi ba jóge fi dara ñaawul nga dem ñëpp di la seedal lu rafet jafe na surtout kàddu yu rafet yi ci moom tee gi dal gi yar gi mu daan àndal tey mag te mënoon wane boppam mënoon am fugg mënoon wax ni man la fu mu jaar ñu xam ni mooma waaye déedéet ak li mu doon yëpp mu ànd ak oyof dëgg la ànd ak dal te it kili këru diine yëpp bëgg ko jox ko cër wekk ko ci mooma kon donc ñun tamit am nañ lu ñu war a roy ci moom li ci des njabootam lañ koy bàyyi ak ay jege ñaalem waaye wax dëgg neex yàlla Sénégal ñàkk na këru diine yi ñàkk nañ RTS ñàkk na maa ngi déglu Fafana sànq muy wax ni ku bëggoon njaboot la daf ko jaraloon lu nekk buñ daan ànd aussi lépp lu mu def rek il faut que mu jaar lu mu fa war a bàyyi mu daal di ko fay bàyyi soog a continuer def li nga xamante ne moom la daan def waaw muy seede boo xamante ni tamit génn nañ ko ci moom. wax vraiment aussi di feddaliwaat rek li nga xamante ne moom bàyyi na ko fi. surtout ci ñun xale yi nga xamante ne dañoo nekk ci métier journalisme. vraiment c'est une référence. effectivement et que war nañoo roy ci moom comme ni ko sànq maa ngi dégg rajo. nu mu tudd le directeur de la RFM mu koy wax sànq nee na bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo jëmbat journalisme wolof ci Sénégal. dëgg la ñoom bu ñu ñemee tey di def journal wolof c'est grâce à Ahmed Bachir. donc vraiment ñuy delluwaat di ko jaale di jaale toute la umma islamique seede yi daa rafet na macha allah.
ku xamoon li muy def la autant ci wàllu religion bi ci wàllu confrérie yi parce que bu waxee ci côté Tidiane nga yaakaar ne foofu la soqee ko nga yaakaar ne Tidiane la bu demee ci wàllu murid yi aussi man dem naa ba màgg soog a xam ne Bachir Kounta ci Ndiassane la bokk en fait ci famille bi ci la bokk parce que chaque fois quand il y a un événement religieux Bachir Kounta dañ koy gis muy am ay kàddu yoo xamante ne ku xamul mënuloo ko wax autant ci wàllu histoire que ci vécu bi nga xamante ne moom la am ci côté mouride bi c'est pareil Tidiane yi c'est pareil xaadir yi n'en parlons même pas donc mu nekkoon koo xamante ne côté histoire lu bëri yàlla mayoon na ko ci côté métier bi aussi yàlla mayoon na ko ci parce que man jaar naa RTS te je me rappelle tamit une fois benn anecdote ñu ngi ma yónni woon reportage ndeysaan ñu ànd moom ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon personnes yi nga xamante ne ñooy personnes ressources yi ci la bokkoon il fallait que ma jël ko ma gis ko rek ne il faut que ma jël ko période boobu ndeysaan soxlawul woon sax nga koy poser question boo ñëwee rek ne ko il était pressé en fait ma ne ko il faut que ma am benn interview rek ndeysaan jaaluma sax ci question mu ne ma jox ma gaaw ñuy wàcc ci escalier yi mu téye dictaphone bi ndeysaan di wàcc commencé di wax dictaphone bi sans question daal di wàcc continuer di wax parce que xamoon na exactement man li ma soxla ci reportage boobu effectivement donc j'avais même pas besoin de lui poser une seule question et pourtant j'étais stagiaire foofu donc mu nekk loo xamante ne ma maa ngi koy fàttaliku ci moom di souvenir boo xamante ne xëy na saa yu ma toogee bu ñu waxee Bachir Kounta rek sama xel day dem ci loolu donc dem bi métti na wàllu presse bi ñu ngi koy jooy certes mais ñu ànd delloo suñu xel ci yàlla rek te xam ne noonu ni mel barki démboo Njaay ñu ngi doon wax ci ki nga xamante ne moom moo fi génn di Amadou Mbaye lu mu foofee ci RTS bërkaati démb ñu ngi wax Sidy Lamine Niass aujourd'hui c'est Ahmed Bachir Kounta donc ñu ngi ko leen di jaale bu baax a baax famille bi len lañ ñaan gis nga bu fekkee ne si ne nii RTS ñu ngi ñuy bàyyi xel seede bi mu defoon ci Alaaji Abdou bi Alaaji Abdou génnee àdduna bi muy seede ba jooy am na yëg-yëg bu mu amoon foofu buñ ñu ko mënee seetalaat dina fàttali lu bari ci nit ki dina indiwaat tamit lu bari parce que période boobu waaw surtout fi ñu toll nii jour dafa doon wax ak yëg-yëg dafa doon wax li mu bokk ak moom li Alaaji Abdou def jaar-jaaram waaye muy wax bay wax tëraayu Alaaji Abdou bi bés dina ñëw moom dana ko tëdd bu boobaa naka lañ koy tiimee ndax lii mu am dana ko am kàddu yi dafa marqué woon trop ci moom moo tax bi ma déggee tàgge bi bés boobu moo ñëw ci ma ndax bés boobu lépp moom laa ko doon xoolee donc bu ñu ko mënee mayaat xëy na ñoom bu ñu ko amee vraiment dina nekk lu rëy sax ay archive la waaw archive bu rëy la sax boo xam ne seede boobu mu fa def dafa rëy trop ndeysaan métti na trop yàggul dara rek seen xalif bi moo génnoon àdduna moom mu tegu ji ñu ngi koy jaale encore une fois la umma islamique di ko jaale waa Ndiassane di ko jaale kilifa diine yëpp monde presse bi mais tamit Sénégal yëpp ñu ngi leen koy jaale ñi nga xamante ne tamit bëgg nañu métier bi xam naa ni exemple lay doon ci ñoom même ñun sax exemple la ci ñun mais ñu nangoo ko noonu rek dinañ ñu communiquer incha allah li nga xamante ne moom mooy levée du corps bi incha allah bu amee rek après dinañ ci daal di dellu si waat alors ñu daal di jàll ci li nga xamante ne moom moo jëm ci actualité bi actualité politique te mu fi ñuy njëkkee nag moom mooy ki nga xamante ne moom mooy médiateur de la République di ABC moom daal dinay génn di alerter ci li nga xamante ne moom moo jëm ci échéance yi nga xamante ne foofu la ñuy jëm répétition bi maa ngi ciy jéggalu Paasan ban commentaire rek ngay def ci audio bi nga xamante ne man personnellement audio laa ko dégloo ban commentaire nga ciy def. Un administratif qui joue son rôle de régulateur. koo xamante ni li nu ko xamee lay def mooy médiateur la. su jafe-jafe amee dafa war a jóg wax. def na ko ci contexte boo xamante ni effectivement dañ ko ci doon xaar mais ce qu'il faut comprendre mooy que Sénégal toll na foo xamante ni daanaka médiateurs yi dañoo war a bëri. dañoo war a dédoubler wu. Alioune Badara Cissé rek suñu papa boobu ñu koy nuyu en passant doyul il faut que ñeneen bokk ci. te souvent Sénégal nañuy seetlu benn affaire ci at yi ñu génn nii. ci li fi génn si ay kilifa ci nitu diine ci bëri na. yal na yàlla daal. def mu nekk loo xamante ni fi lay yem. parce que lu marqué nit ñi la. alors ci contexte boobu dañuy jàpp rek ni à chaque fois jafe-jafe am ba ñu sentir ko ci dëkk bi. foog benn kilifa dem. dëgg la. nañ ci bàyyi xel bu baax. foog benn kilifa dem. ci contexte boo xamante ni dafay mel ni kuy wax ak ñun. dëgg la mel ni kuy alerter. mel ni ku ñuy wax
bon comme bëggu leen régler affaire yi. comme vous voulez pas bon man dem naa sama yoon. ci misaal waxuñu loolu la nit nag si dëkk ci sa dund da ngay am dégg-dégg bu sore nit warul gis dund rek nii. li muy gis nii nit dafa war a gis fu sore di xalaat lu sore. di gis li mu bàyyi si ginnaawam di xool li jëm si kanamam. Sénégal foofu la toll le médiateur a parlé dans son rôle sacerdotal de bienveillance et de bienfaisance pour wax nit ñi. waa Sénégal yëpp. société civile ñi def politique acteurs yi population bi def leen ndànk nanu def ndànk parce que fi ñu jëm ak niñ ci nar a demee nii gënut. tey ji nii lu mënti xew kenn du taal dëkk bi kenn du bëgg ku taal dëkk bi dinañ wax dëgg bi nag dinañ wax diw li nga waroon def defoo ko yaa ngi ñu nar a yóbbu fii mais kenn du taal dëkk bi donc foofu la waxee mu nekk lu acceptable. lu ñu respecté loo xam ne ku nekk war na ko mën a nangu jëfee dans le sens bi mu wootee maintenant sens bi mu wootee alerte boobu nag dafa am lu koy dëggal lu koy jëmmal. du nekk alerte rek wax non bàyyi leen coow li soo nee bàyyi leen coow li da ngay fexe xam lan moo indi coow li soo ko xamee nga jéem a résoudre problème bi ci source ba mooy lii mooy jafe-jafe bi lii la nit ñi bëgg élection yi lañ jëm leerul dafa am jafe-jafe non nañ ko leeral ñu waxee sens boobu et après. données yi daal di mën a évoluer dans le bon carcan mais nañ jàpp rek ne def na rôle am li mu waroon def la def médiateur. On respectera ainsi. oui c'est ça en fait donc ñu bëri tamit doon ko xaarandi parce que y a eu beaucoup de réactions bi nga xamante ni jafe-jafe yi am na ñuy laajte ani médiateur de la République mu def réaction bi on s'attend aussi à ce que parti bu nekk xëy na mu dem fa ngir boole leen ñu daal di juboo ndem juboo mën na am foofu ndax foofu yaakaar nga rek côté boobu am na ci rôle bu mu ci mën a jouer. xam nga nag li mën na ko ci jouer certes. mais pourvu que mu am benn parti waxuma ñaar benn parti bu ko déglu am naa njort ne peut-être opposition bi dina ko déglu. mais am naa jafe-jafe ak njort bu xaw a négatif ni que parti au pouvoir bu mu déglu ko dina jafe. parce que ñoom dañ ko catégoriser fenn fi. li muy doon médiateur. la loi fait que mënuñu ko fa jële donc dañ koy nangu malgré. mais toujours est-il que pour ñu déglu ko et hélas. c'est ça le drame qu'on regrette mooy que effectivement dañ ko waroon déglu nag ak ñoo ko waroon mën a déglu parce que jëriñ rek la leen di waxal. te nitu dëgg la aussi. jëriñ ak dëgg rek. donc tey élévation sens d'élévation maanaam sens de hauteur bu perspicace bu intéressant mooy permettre tey nguur jéggi jëlale lu bare. hélas nguur nag bu nekkee toujours bas de gamme niveau bas wàcc ci suuf defante pour mu déglu ku mel ni Alioune Badara Cissé ci benn sens dafay jafe certes il va peut-être tenter qui sait peut-être qu'il est en train de le faire mais bu fekkee ni que da nga doon médiateur te kala fa tegoon moom am problème ba tey bëgg la fa jëlee te mënu la fa jëlee pour mu déglu la dina xaw a jafe. d'accord alors ñu jàll ci bu ñu bëggee dañ ko war a déglu bu ñu bañee dañ ko war a déglu ndax déglu bi ci jàmm réew mi la te fii ñu toll Sénégal moo soxla jàmm. bu ñu seetee ni li ñuy wax borom caq du xeex ak borom baatu neen ndax fi mu toll nii état bi moom moo amee caq. opposition bi dara waru leen bu lépp yàqoo dara nekkalu leen ci xëy na certes réew mi la ñuy yàqal. ndax kenn ku ci nekk xam na ni ñoo bokkee réew mi mais toll nañ foo xam ni gis nañ ni tous les éléments sont réunis pour que tàkk-tàkk am te li koy indi du jógee lu dul ci ñi nga xam ne ñoom ñoo amee kàttan amee doole. ne dama leen def li leen neex wax leen li leen neex. te du ngeen sañ a fayu. du ngeen am sañ-sañu wax du ngeen am fu ngeen ko jooyee du ngeen am kàttan du ngeen am kàddu. léegi nag ñoom lenn rek la ñu am mooy dénoncer ci kaw dénoncer boobu ni ñu mën a def ba dalal leen ñëpp a ci war a ànd mooy bu ñu ñàkk ñànki teg nañ leen lu dul dëgg nañ dal teg nañ leen lu leen neexul nañu muñ. am na ay voies de recours nañ ci jaar te ñi leen ci mën a gunge muy société civile muy le médiateur de la république muy kilifa diine yi muy ñëpp woo leen ni leen. wax xam nañ ni métti na liñ leen teg kuñ ko teg nga tegoo ko métti na waaye dal leen. woo njiitu réew mi ne ko bu fekkee ni mën nga defaraat lii defar ko su fekkee defar mënu cee am ba yow lii nga décidé ni lii moom mooy lii am. pareel nag pour jàmmaarloog ñëpp waaye na nekk jàmmaarloo bu rafet bu ci askan bi dul loro ndax li ñuy naan ay ñay bu ñuy xeex ñax maa ciy gaañu mooy askan bi. fi ñu toll nii nag wax dëgg neex yàlla ku wax ku waxul xam nga ni li ñu gis doy na waar. doy jaxasoo na neexut a nëpp am na lu nit mën a ndëppal mais lu ñu naan tusub gëléem kaw la jëm
ba fa muy àgg du neex nit ñi kon yàlla na ci jàmm topp. Amine yàlla na ci jàmm topp en tout cas ça fait peur les menaces mais autant du côté de l'opposition que du pouvoir ñu ngi woote ci wàllu jàmm même bu fekkente ne sax am na ñoo xamante ne xëy na ñuy gis safaan wax ci côté élection aussi après ONU ak CEDEAO Facebook daal di nar surveiller li nga xamante ne moom mooy élection yi ñu nar a def fii ci Sénégal loolu ndax paasan dafay tekki ne vraiment y a un problème au Sénégal. dafay tekki ni plutôt que Sénégal dafa intéressé ñëpp. dëkk bu mag la de ñun ñoo am ñun Sénégal ñoo xeeb suñu bopp bi du si suñu faute te ñu gëmloo ni que ñun duñu dara. dafa am ku ñu gëmloo ne yéen Sénégal yéen dëkk bu ndaw ngeen yéen da ngeen pauvre yéen bokk leen ci ñi am valeur yéen xam nga mënu leen dara loolu la ñu gëmloo mais ñu bëri ci àdduna bi dañuy ñëw di fi wut si fii Sénégal moo xam ci baatin moo xam ci zahir. léegi nag ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp mais pour ñu xoolaat suñu bopp li ñu ciy dimbali mooy leadership bu fort bu honnête bu passionné de ce pays là leadership bu am amour boo xamante ni boo waxee Sénégal rek mu am lu mu yëg lu fort. xam nga taxaw drapeau nga taxaw tëgg ñu way ko yomb na mais yëg-yëg ba ak na nga koy dundee ak la muy def si yow. tax bu nga xamante ni koo xamante ni bokkul si dëkk bi su taxawee loo ko jox cër nga xamal ko ne ko dëkk bee ma gënal. niveau de passion boobu li ñu ñaan bi ñuy jàng instruction civique hélas instruction civique eggatul benn niveau bi. mais bi ñu ko doon jàng éducation civique boobu. ak nañ ko doon déggee tey dafa wàcc boobu mu wàcc moo tax ñun presque ñu mel ni xamatuñ suñu bopp. ñu terewul nag les réalités ak la crise dafa nekk leneen loo xamante ne effet boomerang dafa dellu ginnaaw maanaam fu mu jógoon la dellu mooy que tey plan bi ñu tegaloon pour gëmloo ñun duñu dara moo delluwaat si ña ko defoon. tey population yi dans la rue ñu si bëri dañoo gën a nationaliste gën a gëm Sénégal gën a bëgg ñu taxaw ci mbiru Sénégal boo gisee xeex bi am contre Auchan et cetera. wane na ko terewul dugg nañ ci phase boo xamante ni àdduna bi yëpp ñoo ñu bàyyi xel parce que wax naa la ne la géopolitique mondiale fait que ressources yi nekk Sénégal soi-disant par le biais de l'ordre du nouvel ordre mondial dafay compter. nouvel ordre mondial boobu nga xamante ni que am na ay occidentaux actuellement yuy tiit di ragal ne mu ngi commencé di dévoyer wu. moi je dirais tant mieux parce que nouvel ordre mondial boobu moo yàq àdduna bi ci à tous les niveaux. alors juste wax rek que bu Facebook di ñëw di bokk ci élection yi wala boog di ñëw di saytu élection yi wala boog di dem dans le sens de bàyyi xel élection yi am Sénégal ba nga xamante ni lépp luy publicité boo war a jaar ci Facebook ak yooyu dañ koy xoolaat. Écoute c'est à noter xam ne que constat la sauf que il faut comprendre aussi une chose lan moo leen ci poussé kan moo leen ci poussé à un moment donné jiñu ma ko kenn ñuy xalaat. mais ndax mënuñuy jàpp aussi que ne le fait que ñu dem ba découvrir yenn ressources yi Sénégal incité wul mën naa ne monde bi quelque part seen bët daal di tegu ci Sénégal. c'est ce que j'ai dit c'est-à-dire que mooy que loolu loolu mooy motivation bi gën a mag tey mën nañu gëm loolu leneen mais loolu la c'est comme quand j'entends sur le terre ñu ne ma les banques françaises wala la France en général jàpp na ci à hauteur de nangam ci milliards après ma ne oui boo xamee ni man yor naa nangam ci ressource boo loolu wax bu yàqu la yow kay au contraire yow da nga war a ñëw man ne la conditions yi laay teg lu ba ta bàyyi xel la. mooy confirmer li ngay laaj noonu que occidentaux yi ñoom leen fi indi xam nañ ko. mais fu ñu amul intérêt duñ fa dem. voilà fu ñu amul intérêt duñ fa dem. alors aujourd'hui par rapport à Facebook li ma la wax moo si ne d'accord ressources yi tout ce qu'on veut. mais dama ne lan moo leen ci poussé élection amoon na en 2012 Facebook n'était pas aussi intéressé et toutes les grandes informations passaient par Facebook lu tax en 2019 Facebook intéressé wu à ce point wax na que yenn publicité yi dañ koy xoolaat kan moo def publicité ci internet bi kii def publicité yi li ci ëpp kan la ci internet bi nguur gi la donc population yi ñoom dañuy wax rek dañuy dénoncer léegi population yi bu fekkee am nañu seeni candidat ñoom daal di nekk ci Facebook bi di def seen campagne yu bopp bu ñu ko jàppee comme publicité arrêté ko freiné ko njort dafay dem fenn fi dañ naan lu tax loolu question la. d'accord alors ñu jàll ci inauguration ñaareelu sphère ministérielle fële ca Diamniadio lu toll su ma jumu ci 10 ministères danañ fa daal di toxu ndax gis nga importance am fi ñu toll nii. puisque on veut faire de Diamniadio une seconde ville. décentraliser un peu. soi-disant.
mu nekk projet boo xamante ni projet Wade la woon mais Abdoulaye dafa dem ba ci biir mel ni ku si génn parce que problème ñi waxoon ci suuf bi problème ñi waxoon foofu ba tey ba sànq am na ay jafe-jafe population yoo fa nekk yuy wax ne que dañoo jël seeni terre nangu ko te la ñu waroon warloog ñoom defuñu ko. loolu c'est à noter mais beneen bi par rapport à sphère boobu rafet na de li ma séen li ma gis rafet na trop tabaarkalla c'est excellent xam naa gars yi ñu ngi naan mais ba duñ ci teg mais. rafet na lool tabaarkalla léegi nag dañuy wax à la place du mais. xam nga ñuy wax mais où est donc or ni quart. la ñuy wax léegi man conjonction bi. damay xool beneen bu ma remplacer mais bi. ma def ko rajout. mën naa wax et ma yokk ko si. d'accord ma wax rek ne ginnaaw rafetaay beeg yëpp ak dayoo ba mu am léegi nañ si teg leneen liñ siy teg leneen mooy fexe ba wax sénégalais yi ni leen xaalis bi ñu def foofu en termes d'opportunité justifié nañ ko parce que dañu bëgg décongestionner. waaw. après ñu ne au même moment à Dakar il y a le building administratif qui est réfectionné. Depuis lustre, depuis des années. Depuis l'arrivée du président Macky Sall. Président Macky Sall sax annoncé ne fin du mois bi lañ koy inauguré. Inch'Allah janvier. fin du mois. Building administratif boobu ñu dégg ci coow lu bëree bëri au départ c'était 17 milliards après ñu dem ba ne ñu ngi ci 39 milliards ñenn ñi sax ne ëpp na ko ñu dénk ko sunu papa boobu di Ndiaye Bamba monsieur Ndiaye Bamba. ñu koy nuyu en passant. liggéey bu rafet tam def nañ ko foofu ci building administratif bi bu ñu gisoon image yi dafa rafet. wax dëgg yàlla defaraat nañ ko loolu yëpp baax na la question mooy autant d'argent sur des marchés yoo xamante ni presque dit privé même bu dee public ñu dénk ko ay nit mu nekk un profit énorme par rapport à un groupuscule. même bu dee dañuy defar benn groupe mooy profiter ci loolu. Après, on nous dira, oui, c'est pour le bien public, ñëpp ci jëriñoo parce que defaraat nañ ko d'accord mais en termes de gain moi benn groupuscule bu ci profiter au même moment question de priorité il se passe énormément de choses dans ce pays il y a énormément de besoins qui ne sont pas satisfaits et je prends le cas des bourses qui sont là etc. je prends le cas du secteur de la santé malgré que juboo nañu avec les promesses éducation bi etc. autant d'argent dépensé sur des bâtiments sur des infrastructures foofu la inquiétude bi nekk baax na de mais maanaam dafa am lu ko jiitu nag bu ñu si newul mooy waral critiques yi foofu laa yemandi mais félicitations quand même puisque inauguré nañ ko def nañ fa conseil des ministres. pourvu que ça continue. Kader. doy waar rek xanaa félicité leen ba pare. félicité leen dugg ci building administratif parce que léeg-léeg moom lu ñuy rafetlu la xew ci Diamniadio. mais building bi moom franchement. laaj nañu ubbi dossier bi xool ko enquêtaat ko saytu ko ba mu leer parce que bu ñu déggee 39 milliards ci bâtiment bu existé wu ñu di ko réfectionner di ko moderniser def fa loolu lépp doy na waar musée des civilisations africaines ñaata la ñu coûté 34 milliards 34 milliards mooy coût bi defar musée bi yépp 34 milliards moo ko def ni mu mel te ay chinois ñoom ñoo ko financé joxuñu ko nee nañ nangam lañ ci def te liñ ci def lépp liñ jënd yépp fii lañ ko jëndee ñun ñuy réfectionner benn building def ci plus que loolu kon donc war nañoo xool ñun bu ñuy dépenser ak bu ñeneen ñi dépenser lan moo gën a moins cher arena bi. Dakar Arena waaw déedéet pas Dakar Arena sax. arène fii nationale mbër yi nekk arène nationale bi. ñaata la ñu wax. 32 milliards ñu am loolu. nga xool ñu ne ñoom nangam lañ ci def pourquoi bu ñeneen ñi di ñu defal dara mooy gën a yomb ñun bu ñuy defal suñu bopp. La bonne question. lan moo tax toujours bu ñu c'est une ñeneen question pertinente toujours très pertinente toujours ñun bu ñu ñeneen ñi di defal. ci suñu réew te suñuy doomu réew ñoo ciy liggéey matériel bi ci dem ci réew mi lañ koy jëndee étude yëpp fii lañ koy defee ñu ñëw ñu dépenser moins que ñun su fekkee ñi ngi defal suñu bopp dara état bi di ko def ñu ne 3 fois plus que li mu war a jar lay jar nëbb amatu fi. booy nëbb nit day fekk mu di la nëbbale li nga koy nëbbal. mais fi mu toll nëbb amatu fi. xam nga tubaab bi li ñuy wax. tubaab yi boo leen jegee. ci seen i rencontre ngay waxtaan ak ñoom. ci seen i moo xam ci séminaire yi wala fu mu doon nga toog ak ñoom
nga seq ak ñoom benn relation bi xam lu ñu lay wax. dañ la naan africains yi bu ñu bëggee enrichir vos autorités là xam lu ñuy def. dañuy créer ay marché dañuy defar fii commission yi dugg moom laa lay wax sànq ne la sens d'élevation bu kawe ak passion ak bëgg sa réew bu fort. mooy empêcher loolu nag dayoo la. tolluwaay la dëgg la. ñu jàll ci Air Sénégal ban plan de sabotage moo fa ne. waaw dañuy wax plan de sabotage parce que dañuy wax dafa am ay yeneen compagnie aérienne yu bëgg soi-disant def de sorte que Air Sénégal am jafe-jafe ci ligne Dakar Paris Dakar bi et cetera lay la en tout cas prétexte bu ñu jox ne que voilà ci contexte boobu la ñu nekk. d'accord mën na nekk xam nga gars yi pexe yi dafa bare mais man dama bokk ci ñi gëm ne que loolu suñu ko bëggee bañ ñun dañuy jël suñu yëf. Air Rwanda moo koy dawal. Rwanda moo koy contrôler Rwanda moo ko yore Air Sénégal International français moo koy gérer moo koy contrôler moo koy lijjanti assiette. C'est un problème qu'on a ñu waxati tudduñu kenn ñuy ñaan état wu Sénégal mu jiital sénégalais yi. loolu xanaa kenn duñu wax lu tax ngeen di wax loolu. xanaa seen nañu wax yéen assiette Malick ki diriger Excaf Télécom xanaa seen nañ ko wax waa Excaf Télécom ñu ngi nii toog jiital leen ci lépp looy def ndax ñoom ñoo bokk ak yow di xëy fii di yeewu lépp looy def bala nga ciy wax ak kenn ci biti wax kook waa Excaf Télécom réewu Sénégal noonu la mel bala ngay lijjanti leneen ci biti lijjanti kook sénégalais yi et Sénégal dañ ko dénk tubaab bu ñu waxee sabotage nañ laaj seen bopp ñoom seen tubaab boobu nga xam ne que jàpp nañ ci jamono. dégg nañ ci jamono sax ñu naan photographe la. ñu yemandi foofu mais moo wax rek ne gaa li ñu wax mën na nekk sabotage mën na am et tout mais à un certain niveau bu fekkee am nga doole. am nga niveau de compétitivité kenn mënu la empêcher nga def sa liggéey en tant que compagnie bu fekkee amuloo ko nag aujourd'hui man dama bokk ci ñi njort que Air Sénégal International pareegul comme nag pareegul te dafa war a bokk ci bilan bi. faw mu wutal ko lay. d'accord foofu laa mën a yem man. oui c'est juste pour ajouter quelque chose man dama gëm ni colonisation jógeegul Sénégal Afrique sax laay wax. parce que tey da ngay xool Sénégal lépp lu nga xamante ne rek entreprise bu mag la wala société la rek tubaab yi ñoo ñuy jiite. mais pour lan alors que sénégalais yi nekk fii jàng am seen diplôme. war a nekk ci place yi nga xamante ne tubaab yi fa lañ nekk mais da ngay gis tey africain boo xamante ne mais tubaab bi ëpp ko xam-xam ci domaine bu mu nekk. dëgg la mais bu ñu ñëwee ñoom ñaar déposer pour liggéey da ngay gis tubaab bi la ñuy jël mais pour lan. parce que dañoo sous-estimer suñu bopp aussi. donc loolu war nañ cee bàyyi xel bu baax. sous-estimer waaw. ci benn côté ci beneen aussi mën nañoo gëm ni fi mu toll dañoo pareegul pour dem. pareeguñu pour dem ci lu bari. parce que bu ñu xoolee ni côté yëpp pour ñu dem. dañu am complexe nit ku weex gëmuñu suñu bopp. foog ñu jël nit ku weex jiital ko pour ñun ñu topp ci ginnaawam. gan bu weex sax boo ko amee da nga koy yëkkati ci kaw am gan bu ñuul wàccee ko ci suuf. effectivement ñun ñoo am boobu complexe. gis nga sunu entreprise yëpp privé comme public même Excaf Télécom mënoon nañ def appel d'offre ne dañu bëgg ku bëgg a nekk PDG général nga soumissionné comme aussi directeur hôpitaux yi fi nekk yëpp. mais da ngay joxe caution bu dëgër soo bëggee diriger lu mel ni Excaf wala lu mel ni hôpital principal wala feneen. wala benn entreprise société bu mu mën doon caution bi 50 millions la. képp ku ko joxe ñëwal nga diriger ko. d'accord transparence day daal di am mu leer nañ. du bëri ñu koy def parce que am na ñoo xamante ne vraiment am nañu expertise bi mi ngi noonu. mais amuñu peut-être non moyen bu boobaa dinañ am ay moyens parce que dinañ leen tegal ay pexe yu leen mën a may. ñu mën a am ay moyens. su daanoo. seen xaalis mooy des suñu audité ñu gis ni ñoom bi diir bi ñu ko yoree diggante 2019 2025 defuñu résultat te seen xaalis te am na manquement ñu jël ko ci seen caution bàyyi leen ñu dem. mais l'idée n'est pas mal mais pour une entreprise privée quand même c'est un peu difficile. non c'est-à-dire dama ko wax dama ñëw c'est juste que pour wax ni rek. ñun dañoo pareegul pour dem. d'accord bu ñu xoolee fi mu toll nii suñu ressources yëpp ñàkk nañ ko. géej gi tey jii boo xoolee panier de la ménagère ñun amatuñ lu ñu lekk. nañ waxante dëgg. dëgg la tey jii mënatoo laaj sa jabar lu tax jën amul ci kër gi. boo ko laajee mun la demal marché. wax nga dëgg boo ko dóoree yaa tooñ. boo demee ci marché ba mënoo jooy légume amul. légume bu la gën a tuuti moo la gën a cher.
bi ñu fiy tàcc naan or bi tey ji or bi nii la ñuy aw gisuñu ko ñu ne France capitale or bi gën a rëy à part États-Unis moom moo ko yor. dëgg la teg France basam fi ñu toll nekk Afrique Sénégal pétrole bi tam buñ ci deful ndànk nii la ñuy rombee. day xaw a doy waar tuuti. alors merci beaucoup dañuy daal di enchaîner dem ci madame Fall tey jii nii ci bien-être ci wàllum ndox foofu la dugg tey. waaw tey de ndox laa andi assiette. lu am solo lu am solo li am solo parce que ndox dafa bokk ci dundinu doomu aadama. waaw comme on dit l'eau est indispensable à notre vie. à notre organisme. nit dafa war a naan ndox. waaw waroo xaar rek ba ñu ne damaa mar rek. nga naani ndox ñun nag loolu lañ tàmm dañuy toog lekk journée bi yëpp da ngay toog sa fàtte ni waroon ngaa naan. waaw te fekk loolu day am lu muy yàq ci sa organisme. loolu mën na andi ay feebar yu bari ci yow. lu ci mel ni insuffisance rénale lu ci mel ni infection urinaire yi. donc nit dafa war a naan ndox lu toll ni parce que dañuy wax ni nit buy dund am na 60% ndox bu nga xamante ne moo nekk 60% de notre poids. moo composé exactement ndox bi. donc nit ku nekk war na di fexe bay naan 1 litre à 1,5 litre par jour. Ouais. environ 6 à 9 verres. ñu ko fi def bëriwul de exactement le nit war a naan par jour. parce que loolu noonu dina fexe ba dina éviter yenn feebar yu nga xamante ne waroon naa ñëw ci yow. comme ni ma ko waxee sànq lu ci mel ni ay infection urinaire. xam nga te am na ñoo xamante ne du ñu naan ba feebar bi ñëw ci ñoom ñu dem hôpital ñu ne la ah yow kat li nga dul naan ndox moo tax nga am feebar bi. dëgg la mais loolu lan moo ko gën a metti te nga yor robinet sa kër. dëgg la waaw donc. c'est vrai alors li ñuy wax rek xam nga. voilà surtout nag loolu nag surtout nag ci ñi nga xamante ne ñooy personnes âgées yi ak xale yi. dëgg la. xale da nga ko war a jox mu naan. waroo xaar ba xale bi daw ne la yaay damaa bëgg naan nga jox ko mu naan. yow tout le temps war ngaa am xel ni xale bii kat heure nangam foo na ba sonn war na xaaral ma xëcc ko jox ko ndox mu naan. parce que loolu dafa bokk ci liy defar organisme xale bi. dëgg la voilà donc tey nag dañoo parce que au contraire ñàkk bañ a naan ndox loolu mën na la yóbbee sax nga ñàkk sa bakkan. dëgg la. mën na la yóbbee nga ñàkk sa bakkan mën na entraîner tamit yeneen feebar yoo xamante ne yow kenn du xam kenn mënul la expliquer exactement feebar yi ñu ñàkk ndox moo ko waral. donc tey rek dañoo andi woon rek juste 10 astuces yu nga xamante ne dañ koy baaxee téléspectateurs yi mooy lan bu leen xaar n'attendez pas d'avoir soif. bul xaar ba nga xamante ne yow mar nga rek nga ne da ngay dem naan ndox parce que boobu déshydratation bi dugg na la ba pare. donc heure boo xalaatee ni rek heure boo toogee rek war nga xalaat ni ah man kat war naa naan ndox. beneen bi ci topp mooy préparez votre bouteille pour la journée. mooy lan ñi nga xamante ne dañuy nekk ci bureau yi di liggéey. da nga war a yor sa bouteille sa wet teg ko sa kanam. heure boo liggéeyee ba tollu ci benn stade nga jël sa bouteille naan. di ko defee noonu ba bouteille bi jeex pour une journée. voilà beneen bi ci topp aussi mi ngi bokk buvez à volonté mooy nit ki nay naan ndox bu bari. waaw nay naan ndox bu bari bul ne damay naan benn kaas bi rek wala man su ma lekkee du ma naan non da nga war a naan ndox bu bari wala maruma. exactement beneen bi aussi mooy varier les plaisirs. varier les plaisirs boo ko déggee mooy mën nga bañ a yem rek ci ndox mi. mën nga naan thé mën nga naan tisane mën nga naan café comme mën nga naan jus de fruits. café bi lu am solo. voilà comme xam naa ni yow mii moom lu am solo la ci yow. café bi dañ ko tudd dañ ko ci boole. waaw dañ ko ci boole. thé tisane café waaw lépp loo xamante ne daal. liquide la café n'est pas mauvais hein. j'ai pas dit ça. voilà moom mi nga xamante ne day bàyyi café tey taxaw fii kanamu ñëpp. bu subaa mu gàddu kaasam ñoo taxaw fii. paasam bañu yeggaleel yow. beneen bi buy 5e astuce bi mooy adaptez votre consommation d'eau à votre activité. maanaam ndox bi ngay naan. war nga ko adapté ci sa activité. maanaam booy def effort physique surtout pour sportif yi. ñoo war a naan ndox bu bari parce que ñoom dañuy transpirer. très souvent voilà dañuy transpirer lu bari donc ndox boobu noonu di génn ci ñoom. dañ ko war a renforcer waat. effectivement voilà bi ñu 6e bi nag mooy les fruits. fruits yi ngay lekk dafa am ndox.
te ñun Sénégal ñun fruit daal pour ñun farataal daal waaw ku feebar rek keroog maa ngi gis sama benn xarit ndeysaan dugg ne Sénégal yàqu na léegi da ngay toog sax ñu ne la nit ku feebar ñu ne la lu tax ngay lekk fruit nga ne damaa feebar maanaam daal nit ku feebar daal moo war a lekk fruit te du noonu même bu nekkee benn pomme wala benn banana bi ngay lekk par jour sax dina la apporter lu bari ci wàllu ndox surtout 7e bi nag mooy donner du pep à votre peau maanaam ndox yi ngay naan danga ko war a des fois day fekk dafa war a nekk ndox bu ñu aromatiser. Tout à fait. comprendre nga 7e bi nag mooy changer d'eau de robinet tout le temps déedéet da nga war a varier bu tayee nga naan eau de robinet bu subaa nga naan eau de source bu subaa nga naan eau minérale waa xam naa ci Sénégal eau gazeuse exactement aussi si la bokk. alors 9e position bi nag mooy soyez attentif en cas de maladie maanaam ñi am diarrhée ñi am vomissement ñi am fièvre loolu noonu mën na provoquer perte d'eau bu bari ci yow. donc bu la genre feebar yooyu dalee da ngay war a di naan. tout à fait boo amee diarrhée tout le temps dañ koy wax sax ni boo amee biir bu daw dañ la naan demal nga naan ni ndox waaw il faut beaucoup boire. donc bokk na ci li nga xamante ne tamit dafay faj. mooy naan ndox bi ngay naan boo amee yenn feebar comme diarrhée ni ma ko waxee. diarrhée mooy biir bu daw comme di wàcc aussi ñu baal ma su fekkee am na ñoo xamante ne. ak ñi nga xamante ni tam dañuy am fièvre yaram yuy tàng wala affaire yooyu nag nañuy faral di naan beaucoup d'eau voilà adaptez votre consommation d'eau à la chaleur voilà bu tàngee torop nit dafa war a naan ndox bu bari parce que yaa ngi transpirer li génn ci sa yaram yaa ngi dem di uriner donc loolu noonu da nga ko war a remplacer nombre litre d'eau yi ngay perdre ci sa yaram muy transpiration bi muy urine yi da nga ko war a remplacer en fonction de l'eau ndox bi ngay naan par jour voilà donc daal ay assiette tey 10 astuces yooyu noonu la ñu andi woon lu am solo nga andi parce que ndox li nga xamante ne xam nga buñ ne l'eau c'est la vie c'est pas pour rien que ñu wax ko nit mën na bañ a lekk du dee mais nit su naanulee da ngay dee quelques jours lañ la may maanaam quelques jours mën nga ci faatu donc ça veut dire que ndox fu mu nekk ci nit moom source de vie la effectivement c'est un liquide précieux avant même ñuy wax yéen yi nga xamante nit ñi dañ koy dund ak yu ni mel am na yeneen astuces yoo xamante ne danga koy faral di gis ci nit ñi man je connais des gens yoo xamante ne ay conseils yoo xamante ne ko jëlee dañ koy partager très très souvent nit ñi parfois dañ ci am ay doutes mais mënuñ ci am ay doutes parce que ndox lu baax la autant ni nga ciy naanee autant noonu nga koy génne et autant noonu lay raxasee sa organisme en fait am na ñoo xamante ne conseil bi ñuy joxe moom mooy tous les jours boo xëyee matin la vie boo xëyee matin avant ngay def quoi que ce soit seen premier réflexe moom mooy naan un verre wala 2 verres ça dafay dindi toxine bi nga xamante ne moom moo nekk sa yaram et de préférence bu mu nekk ndox bu sedd na nekk eau tiède surtout boo xamante ne sa put nangu na ko nga naan ko li mu mën a dindi ci yow dafa bëri xam nga suñu organisme ak li nga xamante ne dañ koy lekk très souvent dafay bëri toxine boo xamante ne dafay nekk ci ñun dana raxas say organes dana raxas say reins dana la permettre sa circulation sanguine déshydrater sa yaram parce que il faut que nga déshydrater wu bu baax a baax a baax parce que xam nga li ma ci bëggoon dolli mooy ñun Sénégal amatuñu léegi habitude toppatoo malade toppatoo mag toppatoo nit ku feebar dañ leen am rek bàyyi leen ci kër yi donc bu ñu amee ku feebar te kenn ku ci nekk jàpp ni sa morom mi ngi koy toppatoo nañ jël benn bidon mu dox teg wax ñëpp ni moom donc moom moo ciy naan dëgg la ñuy bàyyi xel ci quantité bi dina tax ñu xam ndax mi ngi naan wala naanul waaye bu fekkee ni seen toll na ci feebar mënta wax mënta wuti te mënta laaj lu dul ku mu woo ba sonn nekkoo fi mu làmb keneen du ñu xam ndax mi ngi naan wala naanul lekk rek lañ koy jox dëgg la en tout cas buñ ko tegalee ndox nag dinañ xam quantité bi mi ngi naan wala naanul su bëggee naanal boppam mu jël su bëggul su mënta naan ñu wutal ko ay pexe yu mën naanee mais ku ci nekk jàpp ni sa morom mi ngi koy jox ndox fekk na joxuñu ko dara dëgg la lu am solo juste assiette pour ajouter un conseil pour terminer voilà mooy ñi nga xamante ne mag yi ñi nga xamante ne ay personnes âgées lañ ni ñuy gën a màggee la ñuy gën a perdre sensation de soif kon ñooñu noonu ñi leen jege comme ni ko Kader waxee ñoo leen war a dimbali
à ce que ñuy naan ndox mu bari. parce que loolu mooy defaraat seen organisme ba ñu mën a nekk en forme. lu am solo xale yi ak mag yi nañuy naan bu baax a baax mi nit ñi un être humain dafa war di naan ndox naan leen bu baax a baax bu leen hésiter bu leen xaar ba mar ngeen soog a naan on peut dire beaucoup de choses ci wàllu ndox mais tey loolu lañ leen may avant ñuy dem ci Kader famille jàmm dafa sax xaw a ndiru ndax nit boo bëggee am jàmm del naan ndox pour pas éviter beaucoup de maladies. ndox moom day saxal jàmm. surtout boo ko faralee ñun moom yàlla sutural nañu. ñun ñi nga xam ne si ne yàlla dimbal nañu judd ci diine. màgg tënku ci diine di ci dox. diggante sangu ak jàpp dina dindi lu baree bari. di nga giif dina la dalal te booy jàpp di nga am yëg-yëg boo xam ne si dina la apaiser sa bépp jafe-jafe yi ngay am. kon sant yàlla bu baax a baax bi nu yàlla tënkee ci li nga xam ne si ne moo di diine ba pare may ñu ay yoo xam ne si ne buñ ko dee def dañuy gis ni kat daf ñuy dalal. parce que jàpp àndut ak mer àndut ak yéen te boo koy def dina am daal. voilà mi ngoog ñuy waxtaanee jàmm waroon ci dalal nga xam ne que moom moo di Ndeye Fatou Diallo di la présidente nationale yu bàjjenu gox yi waaye xam naa ne dafa am lu ko tënk rek. ñu ngi jégalu bu baax a baax li ñu bëgg a wax ci jàmm mooy jàmm ci biir kër yi. jàmm ci réew mi jàmm ci penc bi jàmm nag ku ko bëgg da nga koy waajal. ndax kenn du jékki-jékki rek. ne jàmm te defoo dara lu lay may jàmm. toll nañ foo xam ne si ne ci biir kër yi réunion de famille amatul nit ñi dañu war di waxtaan période bu toll nii buñ ci àggee kilifa diine yi dañ leen daan déglu léegi nag kilifa yi ci kër gi dañuy déglu moom mooy ñoom ñi nga xam ne si ne ni ñoom ñooy ndey ñooy baay ñooy mag ñooy rakk ñoom ñooy ñi dëkk nañuy toog di waxtaan ñi ngi jëm ci ay bés yoo xam ne si ne ni xeex dina ci am xuloo dina ci am werante dina ci am jàppal bàyyil dina ci am ndax làmb sax bu amee ku nekk am foofar boo moytu ay kurpañ jóg nag ku nekk yeddaat njabootam waxtaan ak ñoom ci nan lañ mën a def ci diggante ñaar ñi nga xam ne ñoo nekk xale yi lii ngeen di bëgg a dem kat xam leen fi ngeen ci yem bu dee da ngeen di manifester wu ci mbooloo bi lu muy bari xam leen day tasaaroo. dëgg la te bu tasee kenn ku nekk dafa am kër goo dëkk am foo ne am ñu lay xaar fexe leen bu ñibbisi jotee na ngeen ñibbisi waaye bu na ngeen xam fi ngeen ci yem tojlee wuñ leen dóorloo wuñ leen xeexloo wuñ leen saagaloo wuñ leen bu fekkee mënta ñàkk manifestation di am demee leen ci nii bu ko waajur bu ne njaboot bu nekk defee ci biir këram bu ñu dajee ci penc bi du ñaaw waaye bu ku nekk ne noo garaawul ñeneen ñaa ngi koy def lekk ak naan moo ma booleeg samay doom joxe dépense tëdd nelaw yeewu dem bis bu fu lekk yeewoo du la neex benn nga dem ci kaso bi jëli say doom ñaar nga dem di yóbbu añ ci kaso bi ñett nga fekk ko ci morgue bi kon loolu lépp mën nañ koo moytu nañuy waxtaan ci biir kër yi moytu bonne communication nag thème bu am solo nga andi ci période bi nga xamante ne moom période préélectorale ndaxte depuis semaine bi yëpp et même avant on ne parle que de ça jafe-jafe yi nga xamante ne gis nañ ko ci wàllu wi côté opposition comme côté pouvoir menaces yi nga xamante ne dañ koy faral di gis ci wàllu opposition bi donc nit ñu bëri dañoo tiit seen xel dafa daal di tey ci jàmm ji nga xamante ne moom lañ mës a xamee Sénégal maa ngi dégg nit ñi di wax naan on ne veut plus avoir des Mamadou Diop ndax moom la fi dragon daal di li ko mën dindi mooy waxtaan ci biir kër yi rek parce que Mamadou Diop ci kër la jóge bàyyi ndey bàyyi ak i jabar ak i doom am na noo xam ne si ni buñ ko ñaaxee nit ñi jox leen ay exemple yu mel noonu bu ñuy dem dinañ xam fu nu yem ndax nit ki doon ni ko doo def dara ndax su fekkee ña ca kaw bàyyi wuñu xel ci ñi ci suuf fokk ñi ci suuf wane seen bopp waaye pour ñu wane seen bopp fokk ñi nga xam ne ñoo leen tënk muy seen kilifa wan leen ni leen yéen a ci toll man bi ma ci toll nii laa ko defee woon yéen a ci toll tey defee leen ko nii na rafet ndax ci jàmm jooju ci ngeen di mën a ñibbisi ak seen sago waaye ci ngeen di mën a xëy suba dem liggéey wuti lu ngeen am jàmm jooju mooy tax seen i jabar ak seen i doom mën a xëy jàngi ñiy dugg ci waañ bi waaye fitna bu amee kenn talatul kenn et pour loolu nag na ci ñëpp bokk na ci ñëpp waxtaane na ko ñëpp jëfee bi nag mooy toog waxtaan tax am na ñoo xam ne si tey jii. et puis soo ñu jeunesse bi aussi pour pas que ñu inciter leen. à la violence. forum yi dafa war di am maanaam ñuy nangu di génn di joxe seen bakkan ci doon parce que ñi fi génnoon àdduna en 2012 aujourd'hui fàtte nañ leen. quelque part. man de ci loolu dafay dellu si lu may wax rek mooy damay fàttali ko suñu yaay déggeen chimère tout le temps bu daan toog ci télé da daan wax jàmm ci kaw jàmm ci la lépp xaj. waaw. muy wax bu am solo. man de muy wax boo xamante ne. fu ma toll de damay dox ci loo xamante ne mooy andi jàmm ndax ay nit bu ñu nekkee fu jàmm amul rek bu fi jàmm amuloon aseetu du ma gis say bañ loolu lu wér la du dëgg la kon jàmm lu am solo tey moom thème bu am solo nga fi andi waa je pose une question
comme ñun ñëpp dañu am xel dañuy xalaat. man ak Aïssatou ñu ngi fi toog ak Xaali ak El Hadj Aïssatou madame Fall Abdou Khadre est-ce que am na kenn si ñun koo xam ne yàlla may na ko moom pouvoir jóg war a tooñ kenn ki. damay laaj rek bu tontu leen ma àggali gaaw. mukk amul de ku si nekk da nga war a jox sa morom cër. waa léegi boo tooñee ñun ñi ne fii lu ñu la war a wax. kay bàyyi jàmm si kaw dëgg lay laal. lu ñu bëgg jàmm toog waaw moytu leen li Aïssatou du wax xale yi bu leen génn nangam man mu ndaw bi nga xam ne mënumaa xeex mënuma dara aw ma doole boo ma sësee si mur bii ak koo mënti doon la ma dese laa lay jox looluy dëgg bi dañuy waxante dëgg. Paasan loolu jàmm Abdou Khadre foofu lañ toll mais dañuy ma jeexal bàyyi la nga tëj jàmm loo ko bëgg te ki nga ko seexal bëgg ko wutu ko wala mu ngi jàpp ni moom tànk mu ngi lay noot daal yow sa jàmm jee la gënal du taxaw. ban façon noot askan wi wala noot politique yi. faut faire la différence. Parce qu'en 2012 la fi xewoon c'est parce que la population était impliquée implication bi lan moo ko andi woon c'est parce que amuñu ndox amuñu courant suñu bien-être nekk lekk fii c'était un problème. Aujourd'hui nag quoi qu'on puisse dire faraluma Adama faraluma Demba faraluma Paate mais quand même am nañ courant lu ci mënti am nañ courant am nañ ndox même bu mettee sax ñu ngi lekk. wax dëgg yàlla xëy na loolu moo poussé woon population ba ñu génn aujourd'hui puisque àgguñu foofu quand même di woote la population à l'insurrection ma ne ça c'est bokku ci jàmm foofu duma d'accord ak yow pour la bonne et simple raison dañu koy répéter dañu dugg foo xamante ni li ñuy dund nii fu ñu dugg neexuñu te gënul te raw na fi ñu nekkoon xam nga mooy lan yaa ngi wax courant ak ndox oui ñun dañu bokkoon si ñu doon xeex jamono boobu courant bi ak ndox bi du ma dugg si détails yi lan loolu processus ba ñu agsi fii tey parce que bu ma si duggee beneen débat la. loolu ñi nga xamante ni xam nañ am na ci xam nañ ko. dañuy wax dëgg bi mooy dafa am benn nguur bu fi nekk di doxal lu dul dëgg. foofu la ñuy waxee tey jii nii bu dee yaa ngi lekk yaa ngi naan yaa ngi sa jàmm soi-disant. fi ñu jëm neexul. on va vers des élections capitales. mais neexul ci kan ci politicien bi wala ci askan wi c'est que faut relativiser. mais ma may la benn nga tëj. ma may la benn waaw cin boo ko tëjee. te xooluloo ko. buy këpp da lay bett. D'accord. Vous êtes dans la deuxième partie de 12h14 deuxième partie bu ñuy daal di tàmbale ak suñu invité di le groupe Kër gi ak ñoom nag danañu waxtaan ci produit bi nga xamante ne produit bu bees la ñu daal di koy génne te mu def tollé bu bëree ci internet bi mais aussi ci côté politique bi Thiat mu ngi ci suñu plateau dañ koy daal di nuyu Thiat ñu ngi lay nuyu. maa leen di fay bu baax a baax c'est ça. di fay àdduna bi di nuyu àdduna bi yëpp. D'accord alors wax naa ko léegi Thiat bu groupe Kër gi di génne li nga xamante ne rek moom mooy saay-saay au cœur waa Thiat saay-saay au cœur moom thème bi déjà sax ça fait peur. Ah oui? ñu di leen accuser parce que dégg nañ ci lu bëree waa COJER tontu nañu politiciens yi ñenn ñu tontu nañu lu ne wax nañ leen ko fa. Pourquoi langage bi ngeen utiliser ci boobu produit. waaw xam nga déjà le mot saay-saay ñun créé wuñ ko c'est un mot wolof qui existe. nekk une appellation pour yenn pratique mais su ma leen doon wax ne la waa ji ñëw sa kër di la seet di la labat dig sa waa kër lu nekk ne def lay takk te defu ko kooku saay-saay la waa ju la dig dara te respecté wu ko bu ko deful saay-saay la donc ku la wax ne la 5 ans lay def 7 ans saay-saay la ku la wax ne la dinaa def 25 ministres def plus de 80 saay-saay la ku la wax ne la du ma jël transhumant te jël ko saay-saay la ku la wax ne la sama rakk du bokk ci li ñuy gérer ci état bi du ma ko jox marché public te def ko saay-saay la donc c'est un mot wolof bu ñu utiliser waat pour jëmmal benn attitude c'est un adjectif qui qualifie des faits. En parlant d'une institution quand même. Non, on ne parle pas. On n'a pas. Qui est taxé quand même, dit c'est le président quelque part de la République institution. Mais c'est là où se trouve l'hypocrisie de beaucoup de personnes. Parce que pour nous, c'est l'institution qui ne respecte pas le peuple sénégalais. Une institution qui ne respecte pas tout un peuple, personne ne s'offusque. Et quand le peuple s'indigne, quand le peuple en a marre, quand le peuple le dit tout haut, les gens s'offusquent. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Une institution doit pouvoir savoir respecter sa parole donnée. Quand l'institution ne peut pas respecter moom kaddu yi muy joxanteeg askanam
donc nit ñi dañuy mer ne askan bi waru ko delloo dara en retour dans un état de droit vous les journalistes votre rôle c'est de porter plainte ou de sortir des dossiers et faire tomber ce régime-là. Aux États-Unis, ça s'est passé. Des journalistes ont fait tomber 3 fois le régime. Pourquoi nous, on veut copier un modèle de démocratie et on n'est pas capable de nous faire face à certains trucs. On nous dit tout le temps institution, machin. L'institution n'est pas représentée par un individu. L'institution, c'est un instrument étatique qui renforce, encore une fois de plus, les populations. Ce n'est pas au service d'un individu. Il faut être sérieux. Nous, à travers yenn attitudes yi yenn pratiques yi politiciens yi di def ñu nit di laqatu ay institutions des trucs de ce genre dafay affaiblir lu ñuy wooye un état de droit permettre la nga def lu la neex yaay buur yaay bummi yaay dóor yaay xas yaay def lu la neex dara du la ci fekk te yow ku la wax nga ne ko ràpp ci kaso bi wala certains pseudo imams génn nañu ci sax ay aaya naan ñu war a leen wax lii nangam te imam yooyu fàtte nañ aaya yi yàlla wax ci njiitum réew buy noot di xoqatal di buntu xatal ak di ñàkk a dig di ñàkk a def ak askanam lu ñu wax ci aaya yooyu duñ ko génne ñoom 7 ans génnewuñu quelque part est-ce que tamit nekkul ni yéen a wàcc yoon bi parce que fi mu toll fi nga commencé léegi ak waxu aasi bi mooy diw mooy saay-saay nii mooy saay-saay alors que en tant que artiste en tant que nit kuy xelal nit ñi est-ce que doonul woon gën quand même ngeen njëkk ni turu saay-saay ak ki indi saay-saay c'est Ami Collé Dieng ndax ba mu ko waxee dañ koo tëj ngeen commencé foofu ne moom ci moom lañ jëlee kàddu googu pour ñu mën ko mën a utiliser war ni ko merci wala dem seeti ko wala sax delloo ko li mu moom ba pare doo ko utiliser. mais non Ami Collé créé wul le mot saay-saay grand. mais moom lañ ci njëkk a tëj. moom lañ gis ni moom moo ko fi wax. non arrête ñu tëj ko ci kaso bi yéen ngeen ëlbatiku jël ko te mosoo leen tudd ni Ami Collé ci moom lañ ko jëlee pour war a mën def ndàngam. loolu tamit ci koy saay-saay la. mais s'il vous plaît le mot saay-saay c'est un mot wolof kon xaftaan bi nga sol nii da nga saay-saay nga parce que da nga sol xaftaanu jàmbur xaftaan bi am na ñu ku ma romb mu sol ko ci mbedd mi il faut être sérieux c'est un mot wolof qui identifie qui qualifie un jëf. On a utilisé le mot saay-saay parce que c'est le mot qui est le plus poli d'ailleurs. Ça existe depuis longtemps. mosoo leen cee wax ba il a fallu que ñu tëj ci benn nit. génnee ko ci kaso bi nit ñi doog a xam ne nekkate mën nañu qualifier institution nangam saay-saay pour que yéen ngeen reprendre ko te mënoo leen de grâce ni ko jërëjëf lii ci yow la jógee ñun buñ ko employé parce que nangam moo tax. bon je vois pas le rapport par rapport ak li ñu wax. si am na. je suis désolé man bon nga baal ma par rapport à cette question honnêtement. c'est une question mais vraiment man mu ma xam comprendre li nga bëgg a wax. mais que Ami Collé ait utilisé ce mot ñu tëj ko du yoon parce que le mot existe na am na ku def jikko caay saay nga bu fekkee dañ ci tëj Ami Collé loolu du yoon. mais Ami Collé elle n'a pas moomul. il y a eu des rumeurs quand même bi ngeen ko génnee que après da ngeen ko démentir certes que dañ leen convoqué dañ leen denc ak yu mel noonu parce que on s'attendait à ce que cela soit ainsi puisque Ami Collé looloo ko dal aussi. quelque part convocation boobu fan la jógee. non est-ce amoo leen benn. kenn convoqué wuñu donc mënuma ci wax. lu amul du ma ci extrapoler donc convoqué wu ma jotuma convocation mënu ma ci extrapoler mais li ma bëgg wax boo wax ko mooy ne si jamais il y avait convocation après xanaa dinañ jàpp tamit ki nga xam ne dafa dig te dafa ba ma diggee defoo ma wax ko nga tëj ma donc xanaa kon yow da ngay tëj sa bopp soo paree ci li nga ma dig te defoo ko il faut être sérieux. on vous accuse di wax parce que ci benn réponse bi nga xamante ne jot naa ko waa Kaolack la sax ko gère bu nekk Kaolack mu ngi wax ne da ngeen obligé génne produit bi parce que dañ leen menacé maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen financé ONG yeeg yu ni mel ñoo leen financé ñoo leen menacé à ce que dañuy couper les robinets si toutefois attaqué woo leen régime bi est-ce que loolu am na. waaw xam nga kuy wax ak patron du faale planton kuy wax patron dëgg. du faale planton. C'est des histoires à dormir debout. Ils répondre. Ils ne sont même pas nos interlocuteurs. Et puis, ils sont dans leur rôle. C'est des militants, leurs intérêts sont menacés. Moo tax ñuy toog di saaga di xaste da ngeen di tox yamba da ngeen di naan sangara. oui biir rek la ñu jiiñugul parce que ay góor lañ. non biir rek la ñu jiiñul parce que ay góor lañ. mais encore une fois de plus est-ce que ñun li ñu wax ci sound bi benn doomu aadama bu dëkk Sénégal di fi yeewoo mun nga cee génne moo. mën nga cee dindi lii di wax nañ ko du dëgg. mais Thiat foofu la ñu woo Sénégalais yéen vous n'exagérez pas des fois ci seeni propos comme kii ni mu ko waxee sànq ci institution. parce que faut comprendre aussi que man quand tu parles de saay-saay di wax ni les discours de la nation. de la République de la nation. de la nation oui. c'est ce que c'est loolu la les discours de la nation. automatiquement nit ñëpp xalaat nañ ni
vous parlez à une personne. Donc am na ku ngeen joxoñ. Donc est-ce que vous ne trouvez pas que aussi yéen vous exagérez un peu avec vos propos? Ok bon on va faire court. tey jii nii yow. nit bu ñëw fekk la nga toog. yegg si sa ab réew. 13 personnes ñàkk seen bakkan. nit kooku ñëw wër adduna bi yëpp. campagne ne man de bu ngeen ma falee. 5 ans laay def du ma def 7 ans. loolu ak saay-saay da nga koy comparer. dama ne loolu yow offusqué wu la. jaaxalu la. kay jaaxal na ma kay. métti wu la. métti na ma yóoxu nga ko sur tous les toits. non kaasoo ko. non ñun ñoo koy kaas. nous sommes l'écho sonore des populations. parce que vous n'avez pas ce que vous voulez. qu'est-ce qu'on veut. maa ngi dégg ñuy wax ne ci DER bi Kilifeu a bénéficié de 15 millions ci DER bi. waaw Amadou Sarr moo ko xam nga déjà yaa ngi wax maa ngi dégg. dama lay jox un conseil. En tant que journaliste, il faut aller à la source et vérifier les infos. Ah, mais yaa fi teew yow lañ koy laaj. lu mu wax la ñu dégg. boo fi toogee kañ dana la laaj. mais sister, il faut aussi ñu dégluwante. Quand nga dégg une information en tant que journaliste, ton rôle premier, c'est d'aller vers les sources et dem informer wu. ah yow doo ma lay laaj ndax doo source yow. Il faut qu'on s'écoute quand même. Voilà, hein, grand. maa ngi lay déglu ma laajaat la laaj la faut qu'on sache s'écouter. Ok, Ben. Il faut aller interviewer la personne bi ko wax moom ak ci personne bi mu ko jëmale muy Kilifeu benn. Deuxièmement bu fekkee ne loolu am na damay laajte sénégalais yi emprunt waxul may la wax wala lire naa article bi. Il n'a pas dit j'ai donné. Il n'a pas dit j'ai sarax. Il a dit emprunt à une banque. Est-ce que un Sénégalais normal bu yore une entreprise normale am na droit dem banque leb wala amul droit dem banque leb. am na droit def ko. kon 14 millions de Sénégalais yi nga xam ne potentiellement am nañ seen entreprise dem def lebi ñoom li ñu def du yoon damay laajte rek ngeen tontu ma ci s'il vous plaît. Il faut arrêter. Il faut que les Sénégalais soient décomplexés, qu'ils comprennent lan mooy li parti bi moom ak lan mooy li askan bi moom. Nous sommes dans un pays où les hommes politiques dañuy bëgg di bàyyi ce climat d'incertitude, ce climat d'ignorance ci bopp askan bi ba di leen lëre ci ay détails. mais loolu day dëgg may ma ñëw non moom laa la wees dama ne la Kilifeu mi ngi ñëw il est en retard parce que dafa am leen lu mu doon defi. bu ñëwee fii ci plateau bi ngeen interpellé ko il va le dire li ci am clair man ak moom sax waxaguñ ci pour vous dire et je vous le dis ça c'est un coup maanaam waxaguñ ci te bu ñëwee fii lu ci munti am dina leen ko wax en live and direct amul lu mu ciy nëbb. Encore une fois de plus lii dafay témoigner ne un citoyen bu sérieux bu averti amul loo munti am loo mun a bénéficier wu bu dee dañu la lebal wala dañu la sarax wala dañu def nangam mu tere laa wax yow la nga xalaat ci réew mi mu tere laa wax la nga war a wax ci dëkk bi. Ça c'est à saluer parce que il faut que Sénégalais yi xam comprendre une seule chose bu fekkee ne yow da nga dem tey jii benn banque nga leb fa xaalis yow ni terme leb bi commencé ndax banque bi dafa la war a xëy ne yow ñëw nga leb si man xaalis wala dafay kii daf ma leboon délai bi jeex na fayuma. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux quand on interpelle l'État du Sénégal sur des questions yi ñu leen posé ci suñu son saay-saay au cœur au lieu de répondre aux questions posées ils cherchent des moyens, des voies pour décrédibiliser les gens, pour raconter des conneries sur des gens comme da ngeen di tux yamba da ngeen di naan sangara da ngeen di wàcce seen ay tubay. yaa ne da ngeen di xasaw ak da ngeen di yëfu dof. bu ñëwee ci yéen lan ngeen di combattre exactement. li ñuy combattre chaque jour ñu wax ko on combat l'injustice. On combat bépp xeetu injustice muy ci société bi muy ci acteur politique. On l'a dit le nouveau type de Sénégalais philosophie boo xam ne dañ ko adopté mu nekk philosophie bu ñu bokk ci benn kuréel mu tudd Y'en a marre. ci biir philosophie boobu noonu am na ci wàll woo xam ne askan bi la ñuy waxal ci boppam ñun que ce soit moi que ce soit keneen nekkaguñu ay NTS parce que c'est un processus idéal la bu ñu bëgg a jot bàyyi di saw ci mbedd yi bàyyi di sànni ci mbedd yi bàyyi di tardé bàyyi di yooyu yëpp idéal la mais aussi di wax ak suñu acteur politique yi ne leen dootu leen ñu foye loolu moom mooy suñu idéal c'est ça que nous combattons. D'accord Kilifeu dina ñëw ci kanam tuuti nous espérons que avant ñuy jeexal temps bi dinañu fekk si parce que aussi war nañ ko mën a interpeller sur beaucoup de questions concernant li nga xamante ne moom la tontu léegi te muy wax ne waxtaana gu ci ak moom bu ñëwee dina am lu mu ciy leeral bu ñëwul nag on espère qu'une prochaine fois dina ci mën a wax. Alors ñu dellu soit ci li nga xamante ne moom moo jëm ci saay-saay au cœur am ñuy wax ne que li ngeen bëggoon xëy na ci wàllu YouTube parce que dégg nañ leen ngeen wax aussi que
en moins d'une semaine am ngeen lu toll ci ay 1 million de vues et poussière mu nekk loo xamante ni tamit lu bëri la quelque part ñuy dégg tamit ñenn ñi di wax ni doo leen jot dara xaalis du dugg jëm ci YouTube vues yooyu nga xamante ni yéen a ngi koy espérer lan nga mën a tontu rek ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko mu tagay si su ma juumoon moo ko wax. ok bon xam nga ñun ay artistes lañ. on a fait benn œuvre artistique. kuy woddoo làmmiñ bu noppee raflay te nit booy def benn mbir di ko destiné à un marché muy jaay am nga ci retombé yow ciy séntu. nous sommes des artistes defuñu pour maye. loolu benn aspect la beneen aspect bi mooy comme li Gadiaga suñu manager di wax nee na buñ ci amoon 100 milliards de vues. te amuñ ci 1 franc moo ko gënal ñu am ci 1 million de vues am ci milliards. parce que son bi. c'est pour sensibiliser les populations. c'est pour apporter une contradiction au bilan que les politiques ont l'habitude de poser sur la table alors que dara du ci dëgg. amul ñenn ñu nekk seen ginnaaw pour combattre régime bi nekk fii actuellement. ku nekk suñu ginnaaw. ñu leen di financer ñu leen di jàppale ñu leen wax ne il faut que ñu jëlee leen. ce débat il est galvaudé kan moom mu nekk suñu ginnaaw aussi depuis 45 ans 49 ans ñu nekk fii ci réew mi di xeex xanaa ba ñuy xeex ak Ablaye Diack boobu 16 ans lañ am kan moo nekkoon suñu ginnaaw. parce que bu ñu xoolee tamit. benn mais instant yéen bokkoon ngeen ci ñu ko imposer. les Sénégalais pour que. nañ ko voter donc bu ñëwee ba ci biir mu mel ni ki ni pàccoo dafa war a am xëy na ñenn ñi jàpp na jotoo leen wala jot ngeen ëlbatiku di ko xeex lan. ma ne la ba ñuy xeex Ablaye Diack boobu 16 ans lañ am kan moo nekkoon suñu ginnaaw. ça je peux en témoigner. ñu ñuy tëj kaso ba ñuy xeex Abdou Diouf mu censuré nous sommes le seul groupe sénégalais bu ñu censuré ba rap amee ba tey kan moo nekkoon suñu ginnaaw bi ñuy xeex Abdoulaye Wade kan moo nekkoon suñu ginnaaw tey ñi ngi xeex Macky kan moo nekk suñu ginnaaw suba it kii ñëwaat dañ koy xeexaat ñun ñooy groupe bi nga xamante ne ba 90 ans dañuy taxaw di rap parce que suñu rap yedd ak yeete ak wax dëgg la ba 90 ans tant que ñu ngi dund mun nañ continuer di rap parce que li ñuy wax lu ñor askan bi lay. fan ngeen sukkandikoon en 2012 pour jàpp ne dañoo war a ànd ak Macky. non suñu wax jëlee fi attention parce que recevoir ngeen ko ci seen QG. attention wane ni ànd ngeen ak moom. attention ñu bari aussi ànd ak mouvement Y'en a marre ne kon donc nañ xeex régime Wade pour teg fi. li fi nekk nii li nga wax ni dafa sax plus que intéressant xamul tax mu intéressant benn dama bëgg indi benn leeral ànduñu woon nag ak Macky musuma ànd ak Macky d'ailleurs je l'ai pas voté au premier tour mais deuxième tour sama logique la suivre parce que kuy xeex Abdoulaye Wade mu dem deuxième tour ak beneen candidat sa logique mooy nga faral candidat boobu nga votel candidat boobu mais musuma wax votel leen Macky Sénégalais yi ñoo ko may 23% mu ñëw deuxième tour bi mu essayé deuxième tour c'est logique ñëpp ànd ak moom votel ko fal ko mais li nga wax nii dafa gën a jox crédit saay-saay au cœur xamul tax parce que dafa ñëw waxante ak ñun ay kaddu respecté wu ko am nañ droit ne ko yaa ngi waxoon ay kaddu yu respecté woo ko dañ lay jébaane ci askan bi da nga gën a même ñëw rek mais waaw li mu fi wax ni yëpp 5 ans laay defu ko mais est-ce que préciser woon na benn date nii ci date bi laa koy commencer wala ci sama deuxième mandat. waaw léegi xam nga ñu ne grand. non juste rek yow waxtaan yow. non parce que il y a des Sénégalais yoo xam ne nañ li mu def mën na ko def parce que ay kilifa ñoom ñoo wax ay constitutionnalistes ñoom ñoo ni carrément mën na nekk parce que ci bu duggee nekkul mandat bi nekk en cours ci mandat bi ci topp la il est indéfendable ci wàllu li mu bëgg a wax dit 5 ans waa ji li mu bëgg a wax mooy li mu bëgg a wax mooy on risque d'avoir le même schéma ak Abdoulaye Wade bu fekkente ne te ñaan ma ko yàlla nañ ci yàlla musal bu fi Macky toogaatoon que mun na jéem a uti troisième mandat mais loolu du ma ci sax débat xam nga du ma ci débat parce que Macky mënu sax jàll premier tour bu affaire yi jaaree yoon parce que du sax am 13 wala 12 fan nga ko teg fi ma ko teg fu leer mooy ne boo pertee diaspora amul koy doxal ci diaspora bi mu ne la Macky laay faral amul ñun dañu on voyage tout le temps nga perte Dakar perte Thiès. perte Dakar. non mais ma ñëw attends ma ñëw laisse ma ñëw diaspora Dakar Thiès Touba Ziguinchor boo ko perte munoo gagner élection. ak réalisation yu mu def yëpp jàpp nga ni fi mu toll Sénégal yi bëgguñu. munoo gagner élection ban réalisation. terre bi mi ngi nii déjà barki dem bàyyi ma fi ak yeneen ak yeneen yoo xam léegi man léegi ma ñëw dama bëgg a dem jam ñaajo nii est-ce que mun naa dem fay jël terre bi dem. pareegul mu inauguré mais il faut être sérieux. réception la ñu wax. réception lan pareegul nga inauguré lu muy réceptionné lu pareegul loo ci réceptionné il faut être sérieux moom lam inauguré dara pareegul ci arène boo xam ne da nga ko inauguré mënuñ faa bëri làmb musée boo xam ne da nga ko inauguré amul benn xeer bu fa nekk bu ñuy exposé Dakar Arena kan moo fa joué basket moom moo fay dem di fa meeting mais il faut être sérieux Ila Touba tëj nañ ko mais lan mais xam nga aussi lii moo tax ñu def ce son pour montrer aux Sénégalais lii mooy la vraie réalité nañ bàyyi du ñu fooyee balaa nga laaj suffrage
askan bi waxal rendral compte askan bi ca la nga leen diggoon avant ca la nga leen diggoon defoo ci lenn njàng mi problématique la. paj mi problème la. emploi des jeunes problème la yeneen ak yeneen yooyu yëpp ay problématique la yoo xam ne réglé woo ko ci bi nga nekkee di laaj ñu jox la premier mandat yow nga rey ñu bañ bëgg a dee nga bëgg ñëwaat laaj deuxième mandat pour dàbbali yi duñ ko nangu. faut sérieux. léegi ñu bëri di wax ne Y'en a marre mënatul def mobilisation lan ngay tontu ñi nga xamante ne dañoo jàpp ne amatoo leen crédibilité bu war ngeen mën a def mobilisation askan bi wuyu leen. loolu moom pertal du ma ci sax du ma ci topp di wax. pourquoi pourtant parce que du ma ci wax xam nga du ma ci wax xam lu ma ci wax dafa ñun ñoo ko defoon. xam nga bu jotee le 7 avril bi ñu mujjee def rek firndeel na lépp bi ñu ne 1 million de personnes lañ bëgg que ñëpp sol lu ñuul lu ëpp tuuru moo ëpp si suñu mobilisation sax 2012 yi. voilà donc loolu lu leer la loolu ci càppaandaw la ñu ngi ciy ñëw n'est-ce pas. bu ñu demee ba boobaa ñu leeral ko. incha allah juste par rapport ak Y'en a marre seen bureau exécutif boobu. ba léegi mi ngi yéen a ngi ko taxawal. ban bureau exécutif. bureau ñi nga xamante ne yéen a jiite woon Y'en a marre. waaw Y'en a marre dafa am lu ñu woowee headquarter. waaw quartier général. waaw ñëpp dafa nekkoon ñu ngi fa ba tey. boobu ba may jógee nii léegi di ñëw sa télé bii di ñëpp nga fa. léegi nii ba may ñëw maa ngi déggante Fou Malade déggante ak Aliou Sané déggante ñeneen waaw. mais ana Simon. Simon man ak moom léegi nii déggante nañ tamit. parce que non may ko mu ñëw li muy wax dafa amal na ma solo. qu'on se dise la vérité aussi en 2012 ñi ñu doon gën a gis ci Y'en a marre c'était Thiat Kilifeu Fou Malade Simon ñoo nekkoon au devant mais tey bu ñu demee ba à un certain moment gisatuñu man gisatuma ko bokk moo tax je me demande ana Simon. c'est archi faux Simon c'est 2 dernières années le rôle bi mu joué ci biir Y'en a marre c'est un rôle hyper waxuma la prépondérant mais moo ëpp solo ci rôle yëpp yi nga mës a dégg ci Y'en a marre tout ce qu'on a fait c'est lui qui drafte les communications mais pour des raisons de santé on ne le met pas en avant pour des raisons de santé te xam naa ne xam nga ko non je savais pas voilà pour des raisons de santé ça c'est privé c'est d'ordre privé donc looloo tax mais tey la gën a saf ci mouvement bi tey la gën a nekk ci mouvement bi te li ko doon inquiété jeex na malaise la amoon donc pour être mu jeex malaise la amoon ñu nekk loolu passé na mi ngi si ginnaawam wér na il est bien important dina continuer di defaat liggéeyam Y'en a marre kenn pousse ci d'un iota loolu moom mooy li am mais ci li nga xam ne moom mooy question d'actualité muy parrainage bi ban lecture ngeen ci def lecture bañ ca defoon kan moo artu woon askan bi ne leen parrainage bi baaxul kan moo ko defoon bañ génn ñu jàpp ñu ci ñu doon ñun kan moo waxoon askan bi voté leen ñaani bañ na référendum bañ leen bu leen nangu voté leen non kan la woon ah doon ñun lii lañ gisoon d'accord 5 yi nga xam ne ñooy tànn pour ñu dem j'ai un petit souci man en fait dama bëgg Thiat adresser benn message bu capital gis nañ médiateur de la République mu alerter la société civile ak politique yeeg pour population yi ban adresse ngay def ci parallèlement par rapport à ce message un message boo xamante ni dafay dem ci nguur bi fi nekk dem ci opposition bi dem ci population message bi moom mu def mooy Sénégal réewu jàmm la loolu moom bu ñu ko kenn yàqal te gëm naa ne opposition bi ma gis ak askanu Sénégal bi ma gis jàmm moo leen tax a jóg te moom la ñu bëgg ki bëgg ay ak xeex kay mooy ki dem commandé ay charam ak ay liifam ak ay xeetu ndox mu tàngam ak yooyu kooku bëggul jàmm ay yow ana man nga indi ay paaka daas naam mu teg yaa bëgg xeex boo joxee Sénégalais yi seen carte coow du jib soo bàyyee élection yi mu jaar fa mu war a jaar ci yoon coow du jib téye nga ay candidat recalé nga ñeneen ñi njuuj njaaj nga utiliser nga justice instrumentaliser nga ko def nga ci lu la neex boobu ba léegi ñëpp noppi mais lii laay war a sóoli le minimum bàyyil kon Sénégalais yi léegi nag ñoom ñu exprimer wu ci urne yi yow xeex nga say adversaire man daal damay bëre làmb ja laa jëm mais du ma bëre kenn man kese maay bëre muy benn deuxièmement Bombardier du xam ngeen Bombardier boo ko yeewoon nii indi ko ci arène bi bii laay ma song ko waaw takk nga ko di maa koy mën d'accord moom loolu la def di takk opposition bi yeewu leen ba pare dem mu may d'accord alors mais y a Kilifeu qui est arrivé. Qui vient d'arriver oui. Kilifeu na ñëw il faut mu ñëw. Je pense que il faut Kilifeu kaay na jege si rek. waaw na jege si parce que en 5 minutes waaw mu jox ko micro. kaay sama wet ma jox la sama micro. Achetou tudd na la fi. ñu na bu baax. wax na fi DER bi 15 millions yi sa waay am na mu si junj. duggal foofu rek après ñu àggali. waaw.
DER bi da nga ci bénéficier wala bénéficier woo leen ci. salaamaaleykum woo ci sax laay wax kilifa lañu wax. maa ngi nuyu téléspectateurs yi ñu ma fi fekk. en fait DER bi. je pense que li ñu bind. c'est très malhonnête. hyper malhonnête. ça prouve encore qu'on a affaire avec un régime qui est très fort en diabolisation, désinformation et manipulation. Régime bi gën a ñàkk fayda actuellement bi Sénégal musa am mu ngi nii kilifa dafa am casquette citoyenne am casquette artiste activiste ci sama casquette activiste artiste kilifa laa tudd ci sama casquette citoyen entrepreneur je m'appelle Landing Mbessane Seck et comme tout citoyen entrepreneur di liggéeyam et merci ils nous ont rendu service parce que à chaque fois dañu naan dem leen liggéeyi à part le métier bi nga xamante ni mooy sunu art di ñu dundal di ñu fay nous avons tous à côté un business parallèle et mon business parallèle yàlla daf ma xiir ci njëndum oto ak njaayum oto. J'ai le droit de travailler avec des banques. D'accord. ñu may defal ay prêts. may jaay di doxal sama activité di rembourser prêts yi. voilà. alors kenn financement mooy nga may nit ki loolooy financement. donc financé nañ la ci 15 000. financement mooy nga may nit ki. il faut qu'on soit clair. Oui. il faut que mu leer ki ñuy seetaan. j'ai un associé. ñu am suñu papier am suñu GIE Ndindi location et vente la ñu lebaluñu kilifa Ndindi location et vente la ñu lebal pour mu mener ay activités DER leen lebal Ndindi location et vente que je suis le président. Donc pourquoi aujourd'hui on a touché là où ça fait très mal ñuy indi yoo xamante ni ça ne fait même pas partie du jeu. est-ce que nekkul li nga doon moom moo tax ñu jox la. waaw parce mais que il bu faut fekkoon keneen la waaw. xëy na duñ ko jox pour mën a tëj gémminam ndax loolu yow mi waroo koon bañal sa bopp xam ni boo laalee. lu mu tuuti nañ tëj sa gémmin. non c'est-à-dire boo laalee mooy bu ñu la mayee boo laalee mooy bu kilifa taxawee ci casquette kilifa ne woy kër gi dafa soxla lii wala lële mais Ndindi location a le droit de travailler avec des structures avec la banque et tout c'est simple. mais influence. Non, il n'y a pas d'influence pour man. ba pare bu fekkee loolu la encore une fois c'est encore plus grave. c'est encore plus grave il faut nga nekk quelqu'un dans ce pays pour ñu mën a diligenter wala ñu mën la nagul yenn yi. waaw mais quelque part dañuy Kader may ñu somme bu toll noonu tamit ci DER. am na ñoo xamante ne ni am nañ projet yu ñu toll yu ñu mel mais mënuñu cee jot parce que xëy na nekkuñu position bi nga xam ne si yow ci nga nekk. loolu ñoom dégguloo ma ne la loolu ñoom ngeen war a invité comme le gars il a une grande gueule taxaw na il a été mandaté peut-être par le président ou je sais pas quoi mu ubbi gémmiñam fu ne mu toog di wax na demaat ci télé yi mu toogaat wax en tout cas de toute façon sénégalais yi laa am pour waxal ñooy sama interlocuteur parce que à chaque fois attends à chaque fois dañuy ñëw di indi ay jiixi jaaxa ci xelu sénégalais yi kilifa kër gi artiste activiste contre-pouvoir qui n'est pas d'accord avec Macky Sall di exercer son métier d'artiste ci groupe kër gi di exercer son rôle d'activiste ci le mouvement Y'en a marre n'a rien à voir avec Landing Mbessane Seck bu bokk Ndindi location et vente. est-ce que mën nañu génne quand même Landing ci kilifa quelque part est-ce que Sénégalais yi mën nañu ko ci génne c'est ça c'est la même bu fekkente ne sax on a l'impression que dafay cracher ci soupe bi benn instant yaa ngi ci jëfandikoo waaw Landing ou kilifa quelque part cracher ci soupe bi pourquoi pas ne pas dissocier les deux casquettes. parce que da nga bénéficier ci financement yoo xamante ne. nguur gi moom financement non le gars il est très nul. Il l'a fait exprès. Il l'a fait exprès pour indi jiixi jaaxa ci xelu Sénégalais yi. D'accord. C'est pas malheureusement Kader déedéet malheureusement Kader may ma. ci terre bi
ak lii nii dafa mel ni yéen ñu ngi leen di filtrer pour tas seen groupe. d'accord dernière question pour terminer parce que vraiment waxtu bi def nañu. en plus bi Fou Malade di def la sensibilisation ci terre ça n'a rien à voir. Kader doy na ak entreprise dama bëgg balaa ñuy jógee ci plateau bi mu leer on n'a pas financé kilifa bu kër gi wala kilifa bu Y'en a marre la DER a financé Ndindi location et vente. d'accord Ndindi location et vente et pour droit de réserve. pour droit de réserve su fekkee mu ngi may seetaan xam na bu baax délit bi mu def. Pape Amadou Sarr. Pape Amadou Sarr. xam na bu baax délit bi mu def. parce que y a aucune banque bu ngeen mës a gis wala directeur de banque bu toog dans un plateau télé di taxaw naan lebal naa ma Samba wala lebal naa ma Demba. pour droit de réserve il a commis un délit grave et ça. bu yow mu xam na li ko ciy fekk. lan moo ko ciy on fekk n'est pas n'importe qui. plainte. de toute façon xam na bu fekkee mu ngi seetaan doful dina jàpp ko. d'accord merci beaucoup merci c'est bon. mais yow waxtu bi jot ñoom may leen ma xam nga dañoo pare. c'est bon fi mu ne nii lu ne non attends il faut que mu leer. waaw fi mu ne nii lu nekk jaral na leen takkal les honnêtes sénégalais wala tilimal seen der pour mooy ci li ñu nekk boobu ba léegi. mais ñun tamit pare nañu pour seen sàcc. seen voleur bi nga xamante ni seen cuune bi nga xamante ni moo ne ci réew mi di yàqate réew mi pour jëlee ko fi bute ko fi. d'accord alors dernier mot pour terminer parce que. dernier mot pour terminer Sénégal yal na am jàmm. amiin amiin amiin. lépp nekk xéwal et puis ñëpp jot seen carte yi dem voté ji. encore une fois ñii fi nekk au pouvoir mënuñu sàcc élection yi bu leen nangu ñu leen gëmloo ne dañuy sàcc élection yi parce que mënut nekk bu ñëpp jëli seen carte voté yàlla dinañu may jàmm. dañ leen fi jëlee ak jàmm. d'accord beneen bi may wax nag c'est à l'endroit de yéen journalistes yi ngir yàlla. da leen def investigation laajte. franchement. et puis yow it ngir yàlla bàyyil di wax financement. parce que un singe bu jógee fële taxaw naan financement. bàyyil di wax financement alors ngeen bàyyil di wax financement. dem leen ngeen interroger ci ko. allez-y dem franchement il en plus xaaral jërëjëf merci beaucoup merci le mot singe moom li ngeen koy utiliser bëri na trop ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. Soxna Ndim Sène moom mooy suñu invité moom la ñuy terminer ak moom 12-14 tey jii ma bàyyi la nga nuyoo daal di yëkkati rek am loo ñu may. akbaru ayati mawlana wa agibuha muhammaduna sahibul ayati wal hikami borom Makka ak Madina wa bahdu ahjibu ayati nabil ihram ani atana bihi min zil waraqikami akbar ayati maulana wajibu muhammaduna sahibul ayati wallahi kamin
وسلم. merci beaucoup yonent bi dafa neex luñ ci way rek dafay daal di neex ci xol bu baax a baax mais ñu ngi lay nuyu bu baax a baax soxna Ndim. waaw maa leen di fay bu baax di nuyu waa Sénégal gépp di leen baalu àq di leen baal àq di leen ziar ñoom ñëpp. d'accord soxna yaa ngi ci way bi bu baax a baax gis nañu ak ñi nga xamante ne ñoom nga àndal parce que tabale yi ko xam tabale yi xam ne mu ngi ci côté xaadri yi donc tey jii nii ñu am koo xamante ne aussi dañ ko ñàkk muy Ahmed Bachir Kounta donc lan nga mën a wax rek ci kooku ndax xamoon ngeen ko bu baax. waaw ñun dañoo nekk xale. di ko seetaan si RTS. ba ni ñu màggee macha allah. ñu ngi koy ñaanal yàlla yóbbu ko aljana bi gën a kawe. amiin amiin barke Seydina Mohamed. loolu daal lañ koy ñaanal bu baax ñu ñaan Sénégal ñëpp nañ ko ñaan ndax ñàkk nañ lu. ku mag macha allah. d'accord ci li nga xamante ne moom ngay def mu mel nii da nga ko def sax carrière ndaxte am na loo xamante ne génn nga ko benn son boo xamante ne yaa ngi ci ban la. waaw instant yi dañu nekk ci programme dañu dëgmal programme à Sorano. waaw loolu mooy suñu yitte. muy le 25 janvier incha allah fee sa Sorano à partir de 18h bëgg nañ ñëpp ñu teew fa incha allah rabbi. waaye am na ay surprise yu ñu leen dencal foofu incha allah. d'accord ñan ñoo ci nar a teew ndax xaadir yi rek la wala da ngeen ko ubbi. waaw si loolu la ñuy dox am na ñëpp ñuy participer ñi nga xamante ne ñoo yëngu si ñun li ñuy def képp kuy woy Yonent bi rek. ñun woo nañ la bés boobu Tijaan Murit Xaadir Laayeen bàyyi ñu kenn te ñëpp du ñëwee dinañ participer incha allahu rabbi. le 25 bii nii 25 janvier bii nii. à 18h. à partir de 18h bëgg nañ salle bi fees incha allah. woote ngeen ñëpp. waaw ñu ngi woo ñëpp. man dama bëgg tabala dinaa ñëw incha allah xanaa bala ñuy tëj rek ak li nga xamante ne moom mooy wayati yonent bi rek dañ lay daal di bàyyi tamit nga wax rek li nga xamante ni moom moo jëm fi nga xamante ne moom nga jokk te muy tarixa xaadiriya lan nga mën a wax ci loolu. waaw tarixa xaadiriya li ñu si mën a wax bari na lool. ndax macha allah dañoo judd fekk suñuy maam nekk si. dëgg la ku xam ngor xam ne foofu Seex na si sat bu macha allah moom. am na fa lu bari loo xamante ne suñu maam ñoo ko liggéey bàyyil ñu ko foofu. li ñuy wax ci ñoom daal mooy ñu ngi sant yàlla bi ñu yàlla dugalee ci tarixa xaadiriya. macha allah ndax waa kër yonent bi lañ. deretu yonent bi lañ. yàlla moo ñu jox ndigal ñun pour ñu topp waa kër yonent bi. xubbakum fardun minallahi bëgg leen farata la sopp leen farata la bon nag bu ñu yàlla dimbale ba ñu nekk ci tarixa xaadiriya ñu ngi koy sant yàlla bu baax a baax a baax. tabala yi lan nga ci mën a wax tabala yi. waaw tabala ñu bari dañuy jàpp ni tëgg la rek mais tabala yi am na lu ko waral. tabala yi. ñun dañoo judd fekk ñu koy way ñu koy tëggee mais boo xoolee ñi ko gën a siiwal waa kër Mamour Jimbira yaakaar naa ñoom ñoo ko waaye bi yonent bi di gàddaay tabal lañ ko teeroo ak tala al badru alayna min shariati yëkkatil ma ko avant nga yéegal tala al boobu tala al badru alayna min shariati wadaa tala al badru alayna
lii na xayma ba dama ko fa daan gis ndax di ngeen nit faral dem xayma ba parce que lu bëri waaw kilifa yi bu ñuy ñëw foofu la ñuy dal mais dañuy gis ne da ngeen di am parfois ay journée yoo xamante ne journée tabala la ak li nga xamante ne moom ngay def nii. waaw loolu bu fekkee ne xalifa bi ñëw na fi. presque dañuy def chaque jour rek ak Xayruddin bi ñu invité. waaw chaque jour rek ak Xayruddin bi ñu invité mu ñëw def animation. waaw te day am plusieurs daayira yoo xamante ne ñoom ñoo koy rejoindre te ku ci nekk rek di nga am noo xamante ne da nga koy faral di wane sa bopp ci bés boobu. waaw noonu lay demee. des fois ñun mën nañu woo par exemple ñun. ñu ne ñu tey journée bi yéen a koy animé. waaw noonu lay demee beneen yoon ñu woo keneen beneen yoon ñu woo keneen ñu def. d'accord alors juste avant ñuy tëjee li nga xamante ne moom mooy sa beneen way boo xamante yan nga ñu koy mayaat ci yonent bi li ma la bëgg laaj rek moom mooy par rapport ak li nga xamante ne moom ngay def muy way bi ba fan nga bëgg dem par rapport ak way bi est-ce que prévoir nga génne ay clip comme ñenn ñi nga xamante ne gis nañ leen ci yenn tarixa yi ak waykatu diine yi. waaw léegi nag bi ngay kii ñu ngi teg sama clip léegi. boobu mooy deuxième clip bi. te am na troisième clip mais ñu ngi si ay liggéey yoo xamante ne incha allah am na yeneen yu ñu waajalaat bu soobee yàlla. waaw te bëgg nañu si tamit def ko ba ñëpp xàmmee ñu si ñun Sénégal macha allah yaakaar naa ne ràññee nañ ñu si. xam nañ ci ñoom Joor ak ñooñu waaw ñoom. xam nañ ñoom Joor Wakaam sama Joor Wakaam waaw. waaw ñooñu ñëpp suñu mag yi ñu. moom yàgg na ci. waaw yàgg na si lool macha allah ñun dañ ko daan seetaan bi ñu nekkee xale. ma koy nuyuwaale. waaye daal bëgg nañ si sori daal. incha allah yonente bi moom moo mel noonu. jërëjëf merci beaucoup kontaanoon noonu la lool am leen ci biir plateau bi beneen yoon dinañ gën a yaatal mais rek ñu daal di tàggatoo daal di yëkkati dara rek lu neex ñu daal di tàggatoo loolu. ذاك الحيار